mbégte la ñuy am di ànd ak yéen saa su ne ci seen site d'information Le Monde à Dakar Le Monde à Dakar di site d'information générale bi leen di jox lépp luy information mais à temps chaud te nag dañoo déplacé wu ba ci Saloum di capitale du bassin arachidier nar a waxtaanee ci lu am solo ndax contexte moo ko laaj te dañoo nar a waxtaanee li nga xam ne mooy mbënn bi inondation yi nar a waxtaanee tamit ci contexte coronavirus waaye tamit nar a waxtaanee ci beneen ponk bu am solo ndax xam ngeen ni tamit le président de la république fan yii nii mi ngi def ay tournée fii ci biir réew mi tey jii mu war a dugg fii ci Kaolack kon xam ngeen ni Kaolack ñi ngi ci Kaolack mais nag tey benn responsable politique lañ nar a waxtaanee ànd ak moom émission bi nar a waxtaan ak moom it mu yor benn casquette politique boo xam ne njiitu réew mi moo ko jox confiance jox ko renouveler ko confiance boobu jox ko benn bànqaas bi nga xam ne moom mooy saytu lépp loo xam ne mooy wàllu courant kon xam ngeen ni tey suñu gan mooy DG Pape Demba Bitèye nga xam ne moom mooy DG Senelec DG ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu tamit ni nga ñu dalalee. jërëjëf ñu ngi leen di fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu Le Monde à Dakar di leen féliciter ci initiative yi rafet yi ngeen jël ndaxte c'est comme ça l'entrepreneuriat c'est ce que prône son excellence monsieur le président de la République di wax ne kontaan nañ trop ci liggéey bi ñu leen def di leen dalal jàmm tamit fii ci Sine Saloum particulièrement ci Kaolack di leen wax ne ñëw ngeen fu dëkk neexee ñu ngi leen di dalal jàmm di nuyu ñëpp di nuyu seen téléspectatrices ak seen internet yi yëpp ñu ngi leen di suivre bu baax di saluer liggéey bu rafet bi ngeen di def. alors DG gis nañ nga takk sa masque kon xam nañu fii tamit fii ci Kaolack combat bi mi ngi continuer ba tey ndax gagné guñ ko nag mais ñu ngi ci kawam kon corona boobu noonu la ñuy waxtaanee nan ngeen ko gisee ak impact bi mu am ci réew mi yéen nan ngeen ko jàngatee sur le plan économique. waaw corona mbas mi moom dafa nekk lu nga xamante ne nii àdduna bi yëpp ku nekk ngi ut ay solution comme àdduna bi yëpp la dal tamit ku ci nekk yaa ngi xool nu gën a baaxee nga def ko ñu ngi sant yàlla nag bu ñu yàlla mayee njiit bi nga xam ne yàlla may na ko clairvoyance ba mun nañ wax ne boobu ba léegi décision yi nga xamante ne nii moom la jël ay décision yu rafet la ñu ngi koy saluer gis ngeen récemment rek classement bi génn pour wane ne Sénégal jéego yu mu def ba ñu classé ko ci kanamu ay dëkk yoo xam ne kii nañ lu ñu bëgg a wax rek suñu mbokk yi mooy que ni toll nañ ci loo xam ne amul solution toll nañ ci loo xamante ni aussi dëkk yi yëpp ku nekk a ngi làmbatu loolu nag su amee lu ñu ci gën a mën a génnee mooy yàlla dimbale nañu Sénégal dëkku gëm-gëm la nit ñi am nañ diine boo xam ne bu dee jullit yi bu dee chrétiens yi mais yàlla may nañu benn ngëm boo xamante ne ni su ko defee dañuy topp ci ku ñu war a topp bu médecin yi waxee ne lii la ñu def loolu bu ñu waxee ne la ñu def loolu ñu am benn organisation boo xam ne dinañu dimbale ak discipline boo xam ne moo ñu ci mën a sauver mais loo xam ne kenn amagul solution bi ku nekk mu ngi làmbatu organisation méthode ak discipline rek moo ñu ci mën a génn respecter gestes barrières yi comme ni ñu koy waxee lépp li nga xamante ne ni wax nañ ñu ko ne nañ ko def mooy li gën ñu def ko léegi nag moytu di sensibiliser également lu kër docteur yi wax yëpp ñu topp ci mais aussi rester à côté de nos mooy personnes vulnérables yi nga xamante ne nii ñoom ñoo la kii bi di gën a dal loolu daal yaakaar naa ne suñ ko defee ak nu ñu gisee tendance bi di wàcc bu ñu bàyyi ndeku nag ndaxte jeexagul ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu mayee lii mais nañu continuer def ba nga xamante ne nii lii nii ñu jëm bu ñu dellu si waat ginnaaw parce que yeneen dëkk yi ñu ngi wax deuxième vague mais ñun yàlla def nañu bëri yeggaguñu foofu kon boog lii nii ñu nekk nañ ko continuer gën a ñaan tamit ndaxte dëkku gëm-gëm la comme nuñ ko waxee mais lépp li nga xamante ne nii jóge na si autorité publique yi muy son excellence monsieur le président de la République nga xam ne décision yi mu jël yëpp daf ko sukkandiku si waxu borom xam-xam yi ñu respecté ko topp koo xam ne lépp suñu njëriñ. donc inondation yi ñu ngi koy jàmbat fan yii yëpp xam ne laal na ci réew mi ci biir ak ci biti loolu gis nañ sax le président de la République fan yi déplacé wu na dem ba Kër Massar te suñu jumut fii ci Kaolack am na ay yenn ci quartier surtout Mbossé bu ñu nee ville de Mbossé am na yenn quartier yoo xam ne daanaka inondation boobu laal na leen fii nii ci Kaolack maanaam
nan la tamit inondation nan la mën a nan ngeen ko gisee. wax dëgg yàlla laal na Kaolack parce que maa ngi doon échanger tout à l'heure ak autorités yi pour xool nan lañu war a ñëwee taxaw si ndimbal si suñu mbokk yi ñu ngi may xamal ne commune Kaolack rek am nañ 800 ak juróom fukk ak juróom-ñaar famille yoo xam ne impacté nañ bu ñu xoolee aussi globalement région bi ñu ngi toll si 3 junne ak 3 téeméer ak fanweer ak juróom-ñett famille loolu fu mu dal rek métti na waaye nag dañuy sant yàlla ndaxte yàlla dimbali nañu ba programme bi assainissement bi di ñu anticiper woon ko ba xaaxum ñu def fa benn investissement 15 milliards boo xam ne su fa amul woon kon xaj na mu gën a ñaaw waaye nag yàlla def bu ñu dimbalee ba ñu anticiper ba investissement boobu noonu yegsi moo limité les dégâts ndaxte it tamit lii buñ ko seetloo taw bi gis nañ ko dëkk yu bëree bëri ci àdduna bi la impacté mais kon lu ñu war nag mooy lu ma wax léegi rek organisation discipline ak solidarité organisation bi mooy suñu waxee ne fii lañu war a dëkk fii kenn waru fi dëkk ñu respecté ko discipline bi mooy que ni ñu ñëw fexe nag am ñoo xam ne nii ñoom la ñuy jiital suñu waxee ne fii la ñuy jëm ñu jëm fa suñu waxee ne nii la ñuy defee ñu defee ko solidarité bi mooy comme ni ko président waxee képp ku nga xam ne am nga si loo dimbalee sa morom nga dimbale ko en tout cas ñun li ñu war ñun mouvement CREM Kaolack sur les rampes de l'émergence dinañ taxaw bu soobee yàlla si fan yi ñu ñëw ànd ak population Kaolack bi nga xam ne mooy impacté parce que daan nañ ko def avant kon bu lii amee dafay jaadu normal ñu ñëw dend ak ñoom massawu leen mais surtout wan leen ne mbir mi ñun ñoo ko bokk te loolu moom daal loolu la ñuy wax fu mu toll nii di sant yàlla bu baax ndaxte li investissement bi bu amuloon xëy na dina doon gën a graaw mais yàlla moo ñu defal sutura boobu ñu ngi siy sant bu baax di wax ne nii daal fu mu toll nii ñun pare nañ pour ñëw à côté suñu population. donc ci njiitu réew moom sax la ñuy desandi ndax fi mu ne nii xam naa ni Kaolack gépp ñu ngi koy xaarandi ndax mi ngi def ay tournée économique ci biir réew mi suba incha allah ñu ñor koo dalal fii ci Kaolack préparatif boobu nan ngeen koy wéyal. waaw xam nga président Macky nag moo Kaolack Sine Saloum histoire bu gudd la ndaxte koo xam ne fii la juddoo def fi ses premiers pas jàngee fi def fi lu muy def ba yàlla def mu nekk président de la République du Sénégal muy suñu tiitar ñun Sine Saloum bi yëpp kon bu dee dafa ñëwaat dañ koy dalal jàmm si dëkk Maulana Cheikh Ibrahim Niass di ko dalal jàmm si dëkk Serigne Bassirou di ko wax ne Kaolack bi ko bëgg bi ko sopp mu bëgg ko sopp ko te wane ko kon donc chaque fois buy ñëw fii ñun dañuy am contentement boo xam ne ak sawarte boo xam ne xëy na def na fi sax 2 fan waaye bu doon lu ñu gënal mu defal ñu semaine ndaxte entre président Macky Sall dama mun naa wax sax su ma ko jéggalee Macky Sall ak Sine Saloum kooku c'est une très longue histoire d'amour, histoire de considération, histoire de respect mutuel. Et donc suñu amee mbégte tey mu ñëw fii nar ñu defal 2 fan ci Sine Saloum en tout cas loolu dañ ko siy sant bu baax di ko gërëm di ko wax ne fu mu toll nii daal ñëpp pare nañ xëy na lu ñu bëggoon wane yëpp duñ ko wane ndaxte contexte bi moo ko laaju mbas maa ngi fii ndox baa ngi fii waaye daal am na lu néew loo xam ne nag mënuñ ko ñàkk a wane ndaxte Kaolack moo demee noonu et donc il faut suñu tollee si boobu daal ñu wane si tuuti rek wan ko ne ñu ngi koy xaaraat déwén incha allah mu ñëwaat fi dans de meilleures conditions de santé et également de santé publique et d'hygiène ba nga xam ne inondation yi nañ si génn su boobaa ñu wan ko lu ëpp luñ ko daan wan daal mu soobee yàlla. kon Kaolack tamit bu ñu ko waxee dafay mel ni xel day dellu ci bassin arachidier te bu ñu waxee loolu maanaam politique agricole bu chef de l'État bi mu engagé depuis ba mu ñëwee ci surtout 2e élection bañ koo fale léegi agriculture da ko gën a propulsé bu ko def muy moteur de développement yéen ban bilan ngeen mën a teg
bu ngeen gis ngeen mën a wax ni lii moom la ñu président defagum ci wàllu politique économique. loolu moom damay wax ne lu ci ministre de l'agriculture wax rek doy na mais man si aspect boobu lu ma si gën a neex en dehors de l'aspect production mooy l'aspect diversification bi mooy Kaolack bassin arachidier nga wax mais ren ji président dina ñëw gis Kaolack risicole ndaxte expérimenté nañ fi culture du riz boo xam ne nu ñuy bayee gerte gi la ñuy bayee ceeb bi kon yaakaar naa ne loolu buñ ko xoolee en matière d'impulsion politique président mu ngi ci rôle am nag mooy définir politique bi wane na que c'est possible après yeneen acteurs yi jël ko amplifier ko multiplier ko ba nga xam ne ñëpp dinañ si mën a gis boppam parce que ñun damay fàttali ni buñ daan nekk xale bu ñu gisaan ceeb si déeg yi la daan doon ndaxte da ngay romb nga gis ñu dugg si biir ba seen jigéen ñu dugg si biir ba ndox mi yegg si seen oom mais bu ñu yàlla mayee tey ba ñuy mën a bay ceeb comme ni ñuy bayee gerte yaakaar naa ne loolu avancement la et ça c'est la vision politique agricole bu président moo tax ñun dañ ci adhérer di encourager di wax ne tey jii nii bu ñu xoolee aussi les modèles de développement agricole yi ñu def coopérative bu mu nar a dem visiter Sibassor coopérative boo xam ne ay femmes yu wóor ak ay membres ñoo ko dajale di ci def di lutter contre le sous-emploi di lutter contre le chômage des jeunes di def production yoo xam ne aujourd'hui autonomisation financière femmes yi yëpp ci la bokk yaakaar naa ne ça ce sont des modèles de politique agricole yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a ndamoo ñun ñëpp dañ ko war a approprier wu aussi fexe ba nga xamante ne ni dina jur moom lu mu gis ci vision boobu en tout cas politique agricole boobu ñun daal man li ma ci gën a neex mooy diversification bi nga xam ne lépp liñ daan xalaat ci plan agricole ñu wax ne nii bi mënul nekk tey jii wan nañ ñu ne mën na nekk yaakaar naa ne loolu dañ ko war a santé gërëmee ko et puis aussi def ci loo xamante ne ni approprié ko pour nekk suñu mbir pour ñu mën ko gën a développer bu baax en tout cas Kaolack mu ngi koy wax dalal jàmm son excellence monsieur le président de la république Sine Saloum yëpp a ngi lay xaar Sine Saloum yëpp pare nañ pour wan la ne yaay seen doom pour wan la ne fii nga bokk pour wan la tout simplement que yaay président sénégalais yëpp loolu pare nañ si bu soobee yàlla. waaw lu ñuy wax rek mooy que ni bu nit ñi fàtte si contexte bu ñu nekk nii muy mbas mi que le respect nag geste barrière yi kuy ñëw na nga takk sa masque loolu am na importance distanciation physique bi tamit ñu respecté ko ndaxte kii ñuy tertu kii ñu fas yéene teral mënu ko ñàkk a def waaye nag bu ñu fàtte ci contexte bu ñu nekk en tout cas ñun lu ñu concerné suñu militant yëpp jël nañ seen masque suñu militant yëpp dinañ respecter geste barrières yi mais suñu militant yëpp pare nañ pour tertu ak teral son excellence monsieur le président de la république et si loolu noonu la ñu bëgg a dem duñ ko def nag loo xam ne ce sera exagéré mais am na loo xam ne it mënul ñàkk ndax dayo gan gi mënul ñàkk ndax fi ñu ko teg mënul ñàkk ndax li mu représenté si ñun que nit ñi comprendre ñu ko noonu rek xam ne nag defuñ si dara loo xamante ne nii provocation lay doon wala extravagation lay doon mais dañ ko def rek pour wane ne kii nii di ñëw dafa force si ñun daal waaw. kon daa mel ni jotaay bi mën nañ ko lay taale ndax àgg na dan message ngay wax. waaw message bi daal mooy que ñu ngi ñaan militants yi yëpp di ñaan population bi yëpp ñu teel a génn respecter gestes barrières yi ànd ak discipline ak organisation bi nga xam ne kii ni ñuy accueillir loolu la ñu won noonu la mel te ñu koy ñaanal mu ñëw séjour bu ak jàmm et puis ñu def ko si nu mu ko waree ba ëllëg politique agricole bii nii mu teg yàlla dimbale ñu si aussi mu nekk nawet bu antu ndox mi nga xam ne aussi mu ñëw mu nekk ndox mu barke ba nga xam ne Saalum dina si mun a jëriñoo Sine Saalum dina si mun a jëriñoo kon ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm. kon déjà ñu ngi lay sant di la gërëm. Je vous remercie.
kon loolu la ñu indiloon doon ko laytaay visite économique bu président de la république bi muy amal suba fii ci Kaolack kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaay ak beneen invité jërë ngeen jëf.